la maanaam lekk kese la nekkul grève de soif donc ñoom dañuy daal di naan peut-être pour daal di war a mën a tenir un peu donc justement loolu leen war a mën a daal di jàpp et que ñoom dañ leen daal di leen li nga xam ne que moo di ber mais est-ce que Ousmane Sonko am na boobu de li nga xam ne que moo di justement privilège te itam suñ sukkandikoo si information yi nga xam ne itam jot nañ ko daal di am que ni kaso bi dafa amaat benn kaso maanaam kaso si biir kaso boo xam ni itam am na ñoo xam ni ñiy grève de faim fa leen daal leen yóbbu peut-être pour daal leen arrêté loolu lu nu mel en tout cas mu nekk loo xam ni itam ay enquêtes yoo xam ni itam dañ ko daal def par rapport ak ces greffistes de faim naka la nga koy daal dundee si li nga xam ne que moo di kaso bi alors la principale information en est que li nga xam ne que moo di El Malick Ndiaye àdduna daal di jëm si état bu santé bu ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko jàpp na ni mi ngi devenir de plus en plus dégradante donc wane mën a jàpp ni ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko ba tey mi ngi si hôpital principal contrairement ak ñi nga xam ni itam noonu la nga koy daal divulguer que ni mi ngi fa nga xam ni itam mooy saanu këram nag mooy saanu ko cité kër góor gi donc loolu lañ daal di li nga xam ne que moo di laajoon suñu ko ponk Ousmane Sonko à la cité kër góor gi wala comme sax fa nga xam ni itam mooy saanu ko principal en tout cas si on se fie justement si li nga xam ne que moo di cellule de communication bi nga xam ni itam El Malick Ndiaye moo koy daal di piloté ki nga xam ne que moo di leader de Pastef ma nga fa nga xam ni itam mooy saanu ko maa ngi fa nga xam ni itam mooy zàndu hôpital bu li nga xam ne que moo di principal alors ces docteurs ku si mel ni ki nga xam ne mooy docteur Niang mooy ki nga xam ne mooy docteur Niang ak ñenn si ñi nga xam ni itam peut-être ñoo ko daal di wër génn nañ daal def li nga xam ne moo di ab sortie sàkku bu baax a baax si Ousmane Sonko mu daal dakkal boobu de li nga xam ne moo di grève de faim waaye jàpp na ni nag instant bii nii mënu ko daal di dakkal ndaxte mooy loo xam ni itam war na ko daal di war a mën a jëfandikoo ni daal di li nga xam ne moo di génn si notal gi nga xam ni itam jàpp na ni ki nga xam ne moo di le président Macky Sall mu koy daal di amal à son égard ma ni kon aussi li nga xam ne mu ñuy sam docteur Niang loola daal di sàkk parce que jàpp nag lu nu mel su daal di wëyee du daal di baax ci kaw ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko bëri na ñi nga xam ne itam peut-être sàkku nañu à ce que mu daal di koy li nga xam ne mu di dakkal en tout cas Sonko jàpp na ni gis na seen ko message mais fu mu toll nii nag lu nu mel nee na fa seenu ko daal di bàyyi fii ak muy am li nga xam ne moo di gain de cause maanaam ñu koy daal di jox li nga xam ne mooy liberté parce que jàpp na ni du nangu benn yoon que ñuy daal di dénier wàllu ko droit jëm si li nga xam ne moo di kawam et que jàpp na ni de A à Z respecté ñu benn yoon ak yelleefam donc justement que les demandes se poursuivent toujours du côté li nga xam ne moo di docteurs yi wala comme sax si li nga xam ne moo di ay partisans parce que jàpp ne nag fi ñu daal di toll nii faaw ñu daal di defaraat li nga xam ne moo di jaaj yi fa seen daal di jàmmaloo ak ki nga xam ne moo di président Macky Sall te itam ñoom jàpp ñu benn yoon que ni lu mel solution la donte sax ñu nekk si benn camp bi di li nga xam ne moo di le camp du président Macky Sall à travers yenn si ay journalistes yi nga xam ne itam boobu tey ñu ngi daal di wax que ni comment comprendre koo xam ne bëgg na nekk président di daal di li nga xam ne moo di peut-être am ay yenn si ay tawat Babacar Fall nag il a été largement attaqué par rapport ak li nga xam ne moo di sa sortie foofu si diwaanu rajo Futurs Médias jëm si ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko instant bi donc c'est la guerre des communications diggante li nga xam ne moo di Pastef ak li nga xam ne moo di justement APR jëm si ki nga xam ne moo di l'état de santé bu ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ça donc on peut retenir sur li nga xam ne moo di peut-être image bi baa ma su ko mënee amaat en même temps parce que fa nekk loo xam ni itam démb ak tey ñëpp partagé nañ ko sur les réseaux que ni Ousmane Sonko mi ngi fa nga xam ni itam mooy zone këram et que waxoon nañ sax que ni peut-être suñu toogee ba daal di koy fekk fa nga xam ni itam mooy zone si digg góor bu mu daal di bett kenn car peut-être ñu si wéy di daal di am ay médiation allant dans ce sens jëm si li nga xam ne moo di la libération imminente bu Ousmane Sonko que ni peut-être défi bi nga xam ni itam bëggoon nañ ko relever mooy que ñoom am nañ capacité ak daal di teg loxo ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko peut-être lu nu mel relever nañ ko donc on mën a xaar dans quelques instants li nga xam ne moo di justement sa libération si li nga xam ne moo di kaso bi et que am nañ yaakaar que ni lu nu mel yàggatul ndaxte instant bi nag réew mi mooy daal di dund benn que li nga xam ne moo di stabilité bu am solo jëm si wàllu wunu mel alors chers téléspectateurs ñu daal di li nga xam ne moo di wéyal ba tey justement wax aussi si kaw ki nga xam ne moo di ba tey si waa Pastef xam ne nag Pastef moom mooy li nga xam ne moo di parti bi nga xam ne Ousmane Sonko jiite woon na ko daal di koy tuddee li nga xam ne moo di ex Pastef dorénavant jëm si dissolution bi nga xam ni itam moom moo daal di tegu si li nga xam ne moo di kawam. alors si wàllu wu ñu mel nag mbokki spectateurs yi jàpp leen itam li nga xam ne moo di parti boobu di Pastef déposé woon na benn recours fa nga xam ni itam moo di sa diwaanu cour suprême faisant état li nga xam ne moo di justement réintégré bi nga xam ni itam defaat nañ ko
Khalifa Sall ak ki nga xam ne que moo di Karim Wade jëm si li nga xam ne que moo di fichier électoral yi ma leen fàtte aussi li nga xam ne que moo di lu nu mel Pastef débuté na ko fa nga xam ni itam mooy zaanu ko Cour suprême alors donc lu nu mel nag chers téléspectateurs jàpp leen itam mujjul daal di am li nga xam ne que moo di suite su ko si xibaar yi nga xam ni itam jot nañ ko ma ni kon li nga xam ne que moo di réhabilitation Karim Wade ak ki nga xam ne que moo di Khalifa Sall nag fa nga xam ne itam mooy zaanu ko Cour suprême Pastef li nga xam ni itam déposé woon na ko nii daal di li nga xam ne que moo di opposé wu par rapport à cette décision bi nga xam ne itam wàccoon na daal di jëm si ñoom jàppale ni itam à la dernière minute Cour suprême mujj na ko daal di gànkal li nga xam ne que moo di waa Pastef instant bi donc mu ni kon leex na et que luy jot na ki nga xam ne que moo di Karim Wade ak ki nga xam ne que moo di Khalifa Sall dañuy daal doon candidat si atub li nga xam ne que moo di 2024. alors démb nag lu nu mel mu daal di jox li nga xam ne moo di ay coow si li nga xam ne moo di langue politique bi parce que aussi ñu si bëri jàpp ne ni ñoom ñoo doon daal di li nga xam ne moo di ketal que li nga xam ne moo di taxaw Sénégal ak li nga xam ne moo di justement PDS si li nga xam ne moo di turu Karim Wade daal di doonaat li nga xam ne moo di candidat donc ñoom li ñu mënul comprendre lan moo tax ñu fas yéene daal di changer li nga xam ne mooy discours alors ñoom itam waa Pastef jàpp ne ni dara waralu ko ni daal di écarter ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko si présidentielle 2024 ndaxte toog neen ba daal di jàpp ni ki nga xam ne moo di ñooñu doon daal di li nga xam ne moo di luubal xaalis askan maanaam doon daal di sàcc te itam Ousmane Sonko bi nga xam ni itam jërul 1/100 si li nga xam ne moo di xaalis réew mi ñu bëgg koo daal di xañ ñu bëgg daal di yóbbu ki nga xam ne moo di Karim Wade ak ki nga xam ne moo di Khalifa Sall moo waroon nag ñu daal di déposer seen benn ko recours fa nga xam ni itam moo di séddiwaanu ko li nga xam ne moo di Cour suprême mais lu ñu mel nag Cour suprême mu dina leen daal leen li nga xam ne moo di débouté à la dernière minute jëm si ak boobu di li nga xam ne moo di cas donc de plus en plus nag ces deux cas seen candidature mi ngi gën a li nga xam ne moo di ficelé wu jëm si li nga xam ne moo di présidentielle atoupa 2024 nga mook ci spectateur ma leen fàtte aussi loolu ñu ngi ko doon amee si dialogue bi nga xam ne itam voté woon nañ ko séddiwaanu ko assemblée nationale ba nga ko doon voté nag li nga xam ne moo di les députés de Pastef dañoo daal di li nga xam ne moo di quitté salle bi ndaxte d'accord ñu woon pour ñu daal di indiwaat ki nga xam ne rek moo di justement Khalifa Sall ak ki nga xam ne moo di Karim Wade si li nga xam ne moo di langue politique bi respectivement taxaw Sénégal ak li nga xam ne moo di PDS donc mbokk ci spectateurs yi jàppale ni itam si élection présidentielle wala comme élection législative yi gisoon neen ki nga xam ne moo di wàllu Sénégal ak taxaw Sénégal daal defoon benn ko bannière demoon si yooyu li nga xam ne moo di élection justement donc après cela daal di gis benn fissure digganteeg wàllu ak li nga xam ne moo di Yewwi Askan Wi ba léegi Yewwi Askan Wi nag amaan na li nga xam ne moo di sur seenu ko biir ndax dàq neen ki nga xam ne moo di Khalifa Sall si boobu di li nga xam ne moo di coalition. alors donc mi ngi noonu chers spectateurs ma ni kon li nga xam ne moo di relation yi de plus en plus nag mi li nga xam ne moo di dégradante jëm si wàllu wu ni mel alors beneen information bi nga xam ni itam tab nañu si biir li nga xam ne moo di biir jotaay muy ki nga xam ne moo di maître Clédor Ly mu daal di nekk avocat jëm si ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ndax jàpp ne na les alertes continuent s'agissant de l'état de santé d'Ousmane Sonko en diète depuis maintenant 17 jours selon ses proches. Ousmane Sonko refuse depuis 4 jours selon son avocat maître Clédor Ly. Dans une note parvenue à 5 TV, la robe noire continue de réclamer la libération de son client qui, selon lui, est un détenu politique. L'intégralité de sa déclaration, madame, monsieur, dans quelques instants, Inch'Allah, ba madame, ki nga xam ne moo di maître Clédor Ly donc moo daal di wax si turu li nga xam ne moo di avocat yu Ousmane Sonko yi nee na nag jamono jooju yëf yi mi gën a tar si côté ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko parce que toll na si nga xam ne moo di fukki fan ak li nga xam ne moo di juróom-ñaar la di dox de Pastef daal di sóobu si li nga xam ne moo di grève de faim ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ba tey jii nanguwul li nga xam ne moo di lekk toll na si li nga xam ne moo di 4 jours maanaam ñeenti fan en tout cas su sukkandiku ba tey ses avocats jàpp ne ni nag jot na ñu daal di bàyyi ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ndaxte jàpp ne nag détenu politique la maanaam koo xam ni itam da nga ko daal di teg loxo te politique rek daal di koy waral exactement donc communiqué bi nga xam ni itam moom maître Clédor Ly moom son maître Clédor Ly def na ko si li nga xam ne moo di collectif bu avocat bu Ousmane Sonko c'est-à-dire ñoom li nga xam ne moo di défense am xaw na gudd lool waaye xam naa rek di leen ko daal leen dëttal si olof ak li nga xam ne moo di français donc ñu daal leen koy dëttal si lu mu gën a yaatu donc
de la diète du citoyen Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko arrêté le vendredi 28 juillet 2023 et à son 17e jour d'abstention volontaire de toute alimentation et 5e jour de refus de tout soin médical, mettant l'État du Sénégal face à ses responsabilités. Alors, Maître Clédor mu daal di jàpp ne Ousmane Sonko daal di koy teg loxo depuis li nga xam ne moo di le 28 juillet ma ni kon tey jii nag mu daal di yem ak fukki fan ak juróom-ñaar yi nga xam ni itam lekkul waaye juróomi fan yi nga xam ni itam nangul laal lépp li nga xam ni itam dafa jëm si wàllu ko faj maanaam Ousmane Sonko jamono ji nag donc nangul ñu faj ko nangul li nga xam ne moo di corps médical bi daal di yegg si kawam toll na si li nga xam ne moo di juróomi fan. Alors moom ki nga xam nekk moo di Maître Clédor ma daal di jàpp ne lu nu mel état bu Sénégal moo daal di jàkkaarloog ay responsabilités jëm si ki nga xam nekk moo di état de santé bu Ousmane Sonko. Alors poursuivant, son état se détériore de plus en plus et c'est d'autant plus préoccupant qu'il avait été envisagé de le sortir de l'hôpital la journée du lundi 14 août alors que cliniquement il était plus mal portant que lorsqu'il a fallu organiser sa prise en charge par un hôpital de la place. Alors ki nga xam nekk moo di Maître Clédor mu daal di jàpp ni li si gën a doy wax nag da nga ko bëggoon génnee li nga xam nekk moo di lundi 14 août te itam jàppoon na ni jamono jooju la état de santé gën a doon doy waar te itam bëggoon nañ ko daal di yóbbu si benn clinique de la place mais loolu lépp da leen ko daal di bañal. Alors le plus inquiétant est le détournement de procédure qui a permis de criminaliser un dossier correctionnel, l'usage de qualifications abusives qui ôtent toute sécurité juridique aux citoyens qui peuvent être victimes de cette pratique. Alors jàpp nañ li si gën a doy wax nag mooy moom ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko boobu di li nga xam ne moo di dossier respecté wuñu ko jëm si li nga xam ni itam ñu ko koy daal di toppee parce que li nga koy toppee nii rek wàllum crime dese daal di am di appel à l'insurrection attentat ak ay terroristes loolu la ñuy daal di toppee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ki nga xam ne moo di Maître Clédor son avocat mu daal di jàpp ni nag jamono ji mu neen daal di jàpp ni ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko da nga salfaañi ak yelleefam te itam jàpp ne ni lu ñu mel jarul ñu koy toppee wàllu li nga xam ne moo di crime lépp li nga xam ne itam toppee nañ ko ñu daal di koy liquider politiquement à tout pour 2024. Alors, poursuivant toujours, la raison a déserté les esprits, la loyauté, les plumes d'hommes de loi, les cœurs sont endurcis et des hommes se prennent et se comportent comme des dieux, oubliant la précarité de tout pouvoir et de tout âme qui vive. jàpp na ni nag chers téléspectateurs kilifa yi nga xam ni itam peut-être ñoom ñoo daal di condamné ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko wala comme ça daal di koy teg loxo jàpp nañ dañuy daal di comporté comme ay li nga xam ne moo di ay yàlla daal di décider ñi si lu leen neex te itam jàpp na ni il y aura bien une vie après li nga xam ne moo di aljina donc moom ki nga xam ne moo di Maître Clédor peut-être mi ngi def li nga xam ne moo di la leçon li nga xam ne moo di kilifa yi. Alors il est temps nee na de se ressaisir de disculper cette situation qui détruit un peuple qui ne le mérite pas, une situation qui décrédibilise les institutions, cultive et entretient la haine et le ressentiment. jàpp ne nag chers téléspectateurs de plus en plus li nga xam ne moo di ñoom kilifa yi li nga xam ne itam def nañ ko day daal di gën a jur li nga xam ne moo di haine envers ak seen ay gouverner c'est-à-dire li nga xam ne moo di non gouvernant ba tey mu daal di poursuivre li nga xam ne moo di yëfam que ni la prison utilisée comme arme en politique est une arme non conventionnelle qui fausse le jeu démocratique. Alors mu daal di jàpp ne ba tey li nga xam ne moo di kaso bi nag da nga ko utiliser comme benn arme boo xam ni itam dañuy daal di faagal ay acteurs politiques te war woon nekk lu nu mel sortir le président Ousmane Sonko de l'hôpital dans l'état où je ne laissais sortir le président Ousmane Sonko de l'hôpital dans l'état où je l'ai laissé le 14 août, c'est annoncer la responsabilité d'une non-assistance